Awa Diop soccet condilom moom la ñu fas yéene waxtaanee c'est que man gomis yàlla na dem Russie si jàmm ak salaam ndax ma namm ko tuuti. est-ce que du dem suba sax doo dem suba ndax ma namm ko tuuti. seddaay wa jàpp ko ñu boole ko Poutine tuuti. tey ñuy waxtaanee condilom. tey Pagaw su ma baaxee boobu. xam nga liñ naan mag mat naa bàyyi ci réew. mooy dëgg gi ndax lii mu baaxee tey jii macha allah xaw ma ko. ak mbaxane bi tey tey de mbaxane bii la génnee fii da la génnee. ay jàmbur non fii Abuja la Abuja la ñuy de Abuja. macha allah Abuja. jërëjëf waay ñu liggéey. ak su waay. que tu vas jàmbur su tey ñu fas yéene waxtaanee condilom muy soccet. sànq dama la dégg ci ndoxteel li nga ne soccet dina dal sax góor. mais man ci jigéen rek laa daan dégg soccet rawatina seet bu bees si lañ doon wax wàllu soccet googu. waaw parce que à cause de xale jigéen ñi mais condilom mun na jàpp góor comme mun na jàpp jigéen. mais lu gën a bare ki suñu dëkk bi ci jigéen lañu ko gën a xam. dégg nga mais am na ki góor yi parce que c'est des papilles ay manifestation la boo xam ne ki kanam sakra bi lay nekk. soit mu nekk kaw wala ki suuf dégg nga mais mun na dem ba dugg ci biir. ce qui fait que kenn xale bu jigéen la boo xam ne dafay dem sëy. maire yi dañu seet ndax amul loolu. parce que bu demee sëy ak loolu condilom bi souvent dafay am problème. même jëkkëram du ko mënal dara. dégg nga parce que y a obstacle. ki kanam moom am na lu fa nekk. donc waxoon naa nu mu tudd gisoo ay lamet yooyu gis nga ay papilles yooyu nekk nii dafay mel ni Washington jën gis nga nu mu mel nii lay nekk mun na nekk kanam nit ki dégg nga comme mun na nekk kii dégg nga donc condylome c'est des lamelles comme ça c'est des papilles yoo xam ne syphilis moo koy joxe xam nga syphilis mooy en réalité mooy ndox siti mais ndox siti léegi dootul syphilis kurubët léegi loolu la ñu di wax ñëpp di wax ndox siti dégg nga mais lii lu gën a bare syphilis moo koy jur dégg nga syphilis bu ñu jëlee kii waajur yi dégg nga mun na contaminer jëkkëram bu fekkee ne fajuñu ko waaw donc lii moom mooy dem ba jur soccet. waaw bu développement boobu mooy dem juru soccet. lii nekkagul soccet nii. ah kay nekk lii la mais lii dañu koy lancet ba mu set. dégg nga jël sunguf neb suy ci kanamu jigéen lay kanam la kii kanam. fi muy sëyee. waaw mun na nekk loolu mooy tax jëkkër ji du mën a àgg ci moom. même mun na nekk sax diggante ñaar xottaat yi dégg nga mun na nekk foofu. dañ koy lancet du métti kay day métti kay day métti jong du métti c'est la même chose. mais lii sadik naa. comment sadik. mais nit di koy. loolu la ñu xam dañ ñu ko dindee dégg nga faj ko jox ko garab d'ailleurs souvent dañ koy faj balaa mu dem sëy dégg nga mais bu ko dindee sax day sëy ci saa si loolu la ñuy wax su loolu day tëjuwaat. waaw bu ñu ko fajul rek de tëjuwaat mun na tere jigéen am doom ñu gën a bare sax lii mooy tax du ñu am doom ñu gën a bare dégg nga parce que communication butit jurukaay bi ak kibiti amul communication dégg nga sawkaay da koy fatt daal. voilà da koy fatt mais mun na nekk ki kanam góor mun na nekk tamit ki mbuus bi ci suufam dégg nga comme Washington jën yi nu mel dégg nga mais boo naanee garab bi ñu faj ko dégg nga souvent day dañ complètement et puis nga am normalement. mais lii lan moo koy indi Pagawsu. syphilis la syphilis moo koy indi. syphilis mooy ndox siti la. ndoxu siti. waaw moom mooy def lii. waaw. léegi Pagawsu ci jigéen bu fekkee ne tey jii si sakaram da koy gàllankoor rawatina pour mu àgg ci sëy wala mu am ci doom mais ci góor fan lay nekk ci moom et lan la koy gàllankooral moom ku góor ki góor mun na nekk ki mbuus bi ki xuur bi dégg nga comme mun na nekk ki dambal bi ki boppam dégg nga mais
même wala fekki moom parce que dina ko tax du am érection normale dégg nga wala bu amee érection normale day métti pendant le rapport sax du mën a def rapport normal donc mën na génne tous les endroits cachés les grands plis dégg nga loolu tax ñu ne papille des grands plis ou papille intime dégg nga ñu ne dañ koy tudd papille dégg nga mais feebar la boo xam ne daal barewul léegi parce que question d'hygiène la kenn nit ki maire yi dañuy teel a seet seen doom et duñu ko bàyyi ba mu am situation nga bi situation c'est l'extrême bi extrême la dégg nga mais bu commencé di génne ay mën a nekk soccet bu ndaw d'ailleurs c'est pourquoi gars yi dañ koy confondre ak hémorroïde xam nga ils portent presque le même nom soccet dégg nga mais hémorroïde dañu koy wax ni jàngoro Kajoor est-ce que vous voyez mais booy se sax fajkat yu bare dégg nga def erreur dina hémorroïde mun na génne ki bakkan mun na génne ki bët mun na génne ki biir déedéet parce que lii moo génn ki biir ki kanam kii mun na génn sur le corps dégg nga est-ce que Pagos mën nañu ko méngale ak soccet yi xale yi di am di am ci kanam yi bañ naan dafa am crayon bu koy dagg wala sunguf su koy dagg boobu la les verrues loolu boobu boo ko bësee day am benn meew buy génn benn matière buy génn bu weex noonu bokkul ak lii bii moo boo ko bësee dara parce que boobu tamit soccet lañ koy woowee voilà parce que c'est la même forme te day faral di law ci xale yi en général dañ koy c'est la même forme mais bii moom moo gën a grave parce que bii condylome la alors souvent dafay indi problème dans le couple dégg nga mais Pagos su tey jii xam nga dañ doon wax ne autant ci ñun liñ ko doon dégg dañ ko doon dagg ak lamset yaa ngi koy wax léegi mais tey damay faral di dégg ci wàllu médecine ñu ne dafa am ay garab yu ñuy jox crayon waaw yoo xamante ne da koy yàq yëpp dem ba mu raaf ba deñ ndax dañu jàpp ne peut-être ak lamset bi itam am na lu mu daan yàqal xale yu jigéen ñi dinañ dem ba dañuy frigide waaw parce que bu keneen liggéey bi jaarul yoon mun na laal partie sensible ci jigéen ce qui fait que une partie de sensibilité bu mu am dina ko ñàkk dégg nga c'est comme les excisions des jeunes femmes comme lu ñuy xarfal xale jigéen bu jaarul yoon rek problème mais bu jaaree yoon koo xam ne xam na ko du am benn problème parce que métier la boo xam ne jàng na ko xam na ko dégg nga c'est pas forcément les exciseurs yoo xam ne ñooy xarfal xale jigéen ñi ñoo koy def déedéet am na maire yoo xam ne ay spécialistes lañu ci loolu feebar bu toll nii. dégg mais Pagos dafa am beneen phénomène boo xam ne dafa am période bi ñuy xarafal xale yu jigéen ñi naam léegi peut-être wàññeeku na bu baax a baax. bu baax a baax li ñuy xarafal xale yu jigéen su ñu leen xarafaleen ba pare dañ naan dañ leen di taf ndax taf boobu itam doonul bokk ci li nga xamante ne moom moo leen di dox soccet yi ndax période boobu la doon. non yow c'est une ethnie qui fait ça souvent c'est les bambara qui font ça. waaw ak les saraxole. waaw les ñaar xeet yooyu. kon loolu am na Pagos. amoon na mais léegi nit yaa ngi koy bay léegi. parce que mais loolu am na. waaw amoon na taf bu ñu koy defee. bu paree dem sëy lañu ko dindi. dañ koy dindi benn góor du mën a àgg ci kaw. opération la rek dañ koy xarafal liñ doon dagg ci moom lañ doon. dañ koy ñëw dañuy ñëw pour mu. non mais man. waaw dañ koy collé dañ koy espèce colle la rek. dañ koy colle waaw dañuy collé affaire waaw moom chair bi lañ doon jël. bi ñu xarafalee moom lañ daan jël taf ko ci partie bi nga xamante ne foofu la war a sëyee. waaw vagin bi fi mu mun nañu nekk bay sawukaay rek. sawukaay bi rek lañ doon bàyyi. mun nañu bay ñu sawukaay taf ko noonu. waaw benn góor du day denc ndawam ba mais yooyu c'est presque c'est un mauvais souvenir. booy am say règle parce que jigéen xam nañ ne du saw rek lay utiliser pour kanamam. non am na dinañ def de sorte que nga xamante ne règle fu mu jaar moom yomb na leen. waaw waaye leneen doo fa jaar. waaw mais Pagos si période bi ñuy def loolu si lañ doon nemmeeku ne
ci la soccet doon gën a bëri est-ce que yaa ngi doon wax soccet itam manque d'hygiène bokk na ci mais est-ce que ci boobu xam nga xamoon nañu ne hygiène bi daanu ko tax a demee noonu ak yi ñu doon utiliser ndax loolu bokkul woon ci facteur favorisant peut-être dina ci bokk mais normalement boo demee en biologie boo demee en analyse bi ñu gën a am li 90% yëpp c'est la syphilis ñoo ko jël bu ñu ko jëlee deretam def recherche dañu gis ay microbes yu ko war a jur waaw microbes yooyu boo jëlee antibiotique puissant yi mën nañu kii dégg nga mais d'ailleurs am na yoo xam ne sax crayon argenté dégg nga bu commencé génne crayon argenté la ñuy jël di ko lakk pour mu bañ a développer waaw mais en général dañu la naan soo ko dindee pas gaw su bu fekkee ne sëyoo ci si saa si tey dellu si waat wala day tëjuwaat bu fekkee ne àggal nga waatu sëy parce que waatu sëy bu jotee fa nga war a sëy waaw boo sëy mais bu fekkee ne tey jeex nga toll foo xamante ne amagoo jëkkër koy dindi dafa lay fattaat day fattaat dafa lay fattaat voilà waaw lan mooy fattaat moom mooy day tëjuwaat da ngay tëju waaw léegi xam nga ma la bëgg laaj dama ne lii est-ce que dina dal koo xam ne am na doom ba pare lii mën na ko dal peut-être dina mën na ko dal fekk amul doole mais bu ko fajul mën na dem ba bu mu gën a feeñ mu feeñ parce que non dama bëgg gis naa jigéen yoo xam ne am nañ ñaar doom mais am nañu ko moom laa voilà loo xam da lay dab après boo amee doom ndax mën na loolu dañu ko yar à des infections te amul benn dañ ko yar ñoom dañ ko yar parce que génne wu leen dara parce que c'était pas bien développé fajuñu ko mais bu mu demee di mag ba finalement mënuñu ko supporter ñu dem seet fajkat yi ñu ne man de lii moo ma dal lii yàgg na ci yow bu ne waaw mais du woon dara mais léegi mu ngi may gêné mais pas grave waaw li dafa nekk loo xam ne c'est tellement intime nit ki ko am du fa seulement kanam de mën na génne sa pokkutaan waaw moom laa lay wax xam nga am na yoo xam ne mën na génne des xale jigéen yoo xam ne duñ ko xam voilà moom laa la bëgg a duñ ko xam pas gaw duñ ko xam voilà il faut que ñoom il faut mu am benn communication boo xam ne ñoom dañ koy xam parce que li ngay wax ni am ñoo xam ne xam mën nañ ko am ni te duñu xam ndax moom la loolu laa lay expliqué boo xamante ne li ko sonaloon après si hospitalisation la mujj dañ ko may xamul woon ne dafa am soccet ñu jébbal ko jëkkëram jëkkër ji sonn ci moom si boppam mu sonn ci ba ñu xëy suba seen bàjjen yi xool ne dafa soccet ci lañ ko doog a gàddu dem yóbbu ko dem dindi ko jëkkër ji ñëw àgg ci moom si jour bi hôpital la mujj ndax xamu ko woon mu double emploi communication boobu moo manqué communication boobu waaye aussi naka lay jigéen ñi war a def des fois nga toog jéem a saytu sa bopp non ku am doo bu jigéen daal wala doo bëggoo daal da nga ko war a seet partout tous ces parties intimes là da nga ko war a seet loo gis loo xamee xamoo ko daal nga laaj parce que ñun daal tabu bari na trop ki ñun dégg nga lii baaxul lii baax na rawatina lu aaj si wàllu awra kenn du ko waxtaan voilà donc affaire boobu dañu ko def affaire tabu et finalement dafa ñuy lor am nga xale bu jigéen bi am na fu muy toll dootul nangu yaayam di ko seetlu wala nangam même affaire règle sax am na ñoo xam ne sax xamuñu ne xale bu jigéen bu amee 13 ans wala 14 ans day war a gis règle am na ñoo xam ne bés bu ñu gisee règle c'est la fin du monde dañuy yuuxu yaakaar ne une maladie c'est manque de communication parce que xamuñu c'est vrai seen waajur yi waxuñu leen lii tu es à l'âge de puberté lii mun na am dégg nga mais nga kooku kan moo wax a dox loolu kan moo yaay ji la wala xale bi tamit bàjjan daka daan wax bàjjan wala sa tante boobu benn conception familiale bi la doon waaw te bàjjan moo aajowoo woon rôle bu mais man am naa benn livre mais tey yaay proximité bi war a am ak doom warul am benn nëbbante seen biir c'est bien détaillé dama defee ne bu ma ñëwee fii dinaa fekk ay atlas yoo xam ne c'est plus détaillé nit ils vont comprendre mais là c'est difficile à comprendre comme ça. parce que man bëggoon naa xam soccet bi nu muy mel. loolu di génn fii nag. comme table rek table boobu. comme soccet ni muy mel ci kanamu xale soccet yooyu doon génn. noonu rek lay mel. kon ku soccet foofu rek kon soccet nga. adee ba mu neex man xam nga man sama wax day leer. gomis man day leer de loolu la. mais soccet kay boo am na ay virus yoo xam ne. mën nga ko teel a xam. non attends parce que
man comprendre ma. dama ne. li ma wax dafa leer dama ne. yow nee nga du ci fii ci partie intime bi rek lay kii mën na génnee feneen. dama ne bu génnee comme yow bu génnee foofu rek. kon c'est kon sottal nga. waaw ça veut dire que génnul sa partie intime mais génn na feneen. waaw des grands plis. c'est pas forcé que su génnee feneen rek. sa partie intime am na. mais li ci gën a woo mooy nga dem. kon bu génne bu dee ci partie intime bi la génn rek. su éléments yi nga doon laaj. bii bu góor bi la. li ma doon laajte góor bi fan lay nekk. tu vois mun xam nga lii ku ko am mënoo. dafa voilà mënoo def dara voilà. waaw gis nga ko. lu doo am doom. gisul non du question am doom. doo am doom mais c'est gênant pour nga sëy jigéen. tu vois te érection gis nga les croûtes là qui sont sur. lii ci suufam la nekk. ci kaw ci kaw gisoo ci kaw. jilo waaw gis nga la jilo tâche yi gis nga tâche yi jilo waa jilo ay. saa ci ko ci kii nekk waay. ci weeru koor la nekk dindi lii waay. non ci weeru koor lañ nekk nag. dañuy jàngale am na ñoo xamante ne problème bii rek la ñu am. te xamuñu ko. xamuñu fan la ñuy waaw. combien de gens qui viennent me voir. mais ci koor ñoom traitement bi pagaw su tamit dañ koy dagg. waaw dañ koy dagg rek mu arrêté. waaw même bu fekkee ne da nga jël turku na ak neb-neb. mun na mais ça ne suffit pas. mun na dem ba daggal ko il faut nga naan dara bu koy tere comme wax naa leen bu ñu jëlee ku am lii bu ñu jëlee deretam seet ko en analyse dinañ gis lu ko waral. dégg si bu ñu defee antibiotique yi. naturel par exemple mun na dem ba jël complètement waaw. am na ñoo xam ne xam nga syphilis moom mun na jur lu gën a bare mooy jur li waaw condylome mais léegi nit yaa ngi defa attention à ce problème là mais bu njëkk ba barewul na lool parce que man am na ñaata nit laa faj yoo xam ne sëy nañu ba sonn mënu ñu am doom ma faj leen ba li am rek ñu commencé am doom lii mën na tere nit am doom. mais bu góor bi moom pour ñu dindi ko xam nga bu jigéen bi dañ ne dañ koy dagg ak lamset mais bu góor bi moom naka lañ koy dindee. mën nga def jënd crayon argenté. di ko lakk di ko diw tur na des res ndànk comme chimio nu mu dem. mais aussi comme que pagaw su virus la wala ay germe la yoo xamante ne ñoom ñoo ko sookee ndax amul yeneen produit yoo xamante ne à l'intérieur la koy reyee. pour mu bañ a développer wu waat. loolu te ma ne même boo ko fajee extérieurement. boo ko fajee intérieurement day ñëwaat. parce que ndey bi en ki biir nit ki. mais boo ko fajee intérieurement. te antibiotique normal dina rey ndey bi et puis dootul. développer wu waaw. d'accord.